salaamaaleykum mbokki xarit ñoo ngi nuyu bu baax di am mbégte ak contentement di ànd ak yéen seen télévision Boss TV Sénégal tey nag yéen seen émission ànd doxantu ñu doxantu ba Kër Mbaye Fall doxantu ba Arécar ba seet ki nga xamante ne nii moo di Mamadou Ba nag mu ngi jiite coalition bi nga xamante ne moo di réewu ngor nee naa leen ngor ak diine ak l'islam lu mu lalul rek dara du ci baax Mamadou ñoo ngi lay nuyu baax di la ziar. maa ngi lay nuyu bu baax sama jigéen. maa ngi nuyu auditeur ak téléspectateur Boss TV yëpp. di nuyu waa commune de Mbao yëpp. plus particulièrement waa Kër Mbaye Fall. di nuyu aussi tous les membres de la grande coalition réewum ngor. di jiital ci nuyu boobu noonu suñu leader national monsieur Thierno Alassane Sall. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam ci élection yi nga xam ne moom lañ jib fii ci Thiès incha allah. Mamadou est-ce que mën nga ñëw wax ni ñi lay seetaan fii Kër Mbaye Fall te xamuñu kan mooy Mamadou te xam ni nga xamante ni aussi xamuñu lan mooy parti bii di réewu ngor mën nga leen wax ban année lañ ko créé. waaw maa ngi lay nuyu bu baax loolu dinaa ci sawar a tontu lool di nuyoo waat rek waa Kër Mbaye Fall di defaat benn bref présentation ci d'abord suñ profil de personnalité man maa ngi tudd Mamadou Ba. maa ngi dëkk ci commune de Mbao nekk ingénieur statisticien à la base nekk ingénieur de projet de développement nekk entrepreneur ci sama propre compte nekk aussi responsable politique pour le compte du parti La République des Valeurs ci commune de Mbao bi nekk bokk ci cellule des cadres bu République des Valeurs nekk aussi le coordonnateur national des jeunes de la République des Valeurs Mamadou Ba jeune sénégalais la bu juddoo Kaolack yaroo usine Bentali màggee Grand Mbao nekk fii di dox comme jeune sénégalais yëpp jàng am bac def université pare tënku ci li nga xam ne moom la sénégalais yëpp tënku mooy liggéey léegi ci beneen bi yaa ngi ñuy laaj suñu coalition réewum ngor wala République des Valeurs République des Valeurs parti politique la bi nga xam ne mu ngi juddu le 28 octobre 2017. Le 28 octobre 2017 l'ancien ministre de la République monsieur Thierno Alassane Sall ñëpp xam ko ci Sénégal ci ngoram ci fitam ci jàmbaaram démissionné woon le 2 mai 2017 suivant ay contentieux yi nga xam ne amoon na ko avec le président monsieur Macky Sall ci contrat pétrolier yi on se rappelle de l'affaire Timis ak aussi affaire Total mu wundoon démission bi mu démissionné mu gis ne dëgg-dëgg daal Sénégal lu manqué ci politique bi mooy dëgg-dëgg ay valeur nag suñ ko waxee dafa yaatu ngor la jom la fit la fula la fayda la ak yeneen nekk aussi cëslaayu dëkk valeur su ci amul dëkk yi mënul dox léegi nag ci loolu monsieur Thierno Alassane Sall ak ay sénégalais décidé créer parti bu ñu xam ne ñu ngi koy wax la République des Valeurs le 28 octobre la République des Valeurs nag amul benn mission lu dul ñu restaurer waat valeurs yi nga xam ne presque maanaam duñ ne jeex na Sénégal waaye lu ci gën a bëri réer na à travers une nouvelle offre politique boo xam ne day basé wu sur la refondation du pacte républicain grosso modo loolu la ñuy wax ci République des Valeurs léegi tamit mun nañ wax ci coalition réewum ngor mooy ci élection locale yi la République des Valeurs ak ay alliés dañoo décidé lancer une grande coalition la coalition réewum ngor loolu c'était le 16 octobre bi passé ñu am des candidats au niveau national prêts à partir à l'assaut des localités ñun fi nga xam ne mooy commune de Mbao ñu tànn ñu def ñu candidat commune de Mbao yàlla def aussi suñu candidature ñu accepté ko ñu ci sant bu baax di ci gërëm waa Mbao yi nga xam ne taxaw nañu ba suñu candidature jàll plus particulièrement waa Kër Mbaye Fall ak suñu collaborateurs yëpp ñi nga xam ne ñu ngi Jacques Mbao ñi nga xam ne ñu ngi Petit Mbao donc daal ñu ngi gërëm ko waa commune bi yëpp grosso modo merci. waaw dégg ngeen bu baax a baax li nga xamante ne ni mooy suñu tonton suñu mag wax na ko muy Mamadou Ba voilà léegi nag bëggoon nañoo xam comme que yéen choisir nañ leen fii nga xamante ne moo di commune de Mbao yan objectif ngeen am ci commune de Mbao. waaw jërëjëf politique moom suñ koy wax ñun vision politique bi nga xam ne dañ ko am mooy vision développement ndax engagé sa dëkk dafa nekk lu am solo te engagement jamono ji dafa jeex
te dafa am benn façon bi nga xam ne dañ koy defee politique wala dañ ko tàmm di gis ñi koy defee politique au Sénégal mooy politique boo xam ne cëru la ak pàccoo te képp ku gis conditions yi nga xam ne par exemple suñ communes yi nekk na ci rek ci wàllu déficit infrastructurel ci wàllu éducation ci wàllu santé ci wàllu yu bëri damay jël exemple rek bi ma taxawee nii maa ngi gis nit ñi di traverser yoon bële mu leer ne ñun ñu ngi traverser dans des conditions yoo nga xam ne insécurité totale la te autorités yi nga xam ne ñu ngi fi tey waroon nañ jël ay matuwaay ci loolu noonu en plus aussi sensibiliser la population ñun amuñ benn vision du dul le développement socio-économique de la commune de Mbao dans son intégralité suñu waxee nag commune de Mbao Kër Mbaye Fall la Petit Mbao la Grand Mbao la Jacques Mbao la sur tous les plans loolu daal mooy suñu objectif politique mooy aussi suñu objectif ci élection locale yi nga xam ne ñu ngi koy jib incha allah rabbi. Voilà, en parlant de développement en parlant d'objectif na nga gisee maire Mbao bi ak taxawaayam fii ci commune de Mbao. waaw lu ne fàng kenn du ko jeex te am na loo xam ne ça parle. waaw ça parle qualitativement ça parle quantitativement. su ñuy wax qualitativement on peut se référer ci li ñuy gis ñun mun nañ jël exemple tey gis nañ inondation yi gis nañ condition insécurité yi gis nañ marché yi gis nañ école yi gis nañ yu bëri yoo xam ne tey dëgg-dëgg ay manquement la ay déficit du ñu nekk nag ay nihiliste lan mooy nihiliste du ñu ñëw ne nit ki de deful dara duñ ne nit ki deful dara waaye dëgg-dëgg suñu sañoon mu gën a raw lii mais suñuy wax dëgg dañuy gis ne dëgg-dëgg commune de Mbao des na ci lu bëri waaw des na ci lu bëri ci wàllu yu bëree bëri léegi aussi quantitativement soo xoolee ci lu bëri da ngay gis ne commune bi des na ci wàllu sécurité ci wàllu environnement ci wàllu éclairage ak ci yu bëree bëri donc grosso modo daal suñuy wax dañuy wax ne dëgg-dëgg daal commune bi vraiment jéego yi nga xam ne tey mairie bi waroon na ko def pour mu gën a jëm kanam wala mu gën a soxaliku des na léegi nag ci loolu noonu ba tey gisuñ un bilan wala gisuñ tey des réalisations concrètes wala même suñu gisee ay réalisations concrètes on aimerait tey ñu am bilan maire bi nga xam ne tey mu ngi fi ñu xam ci ay réalisations mais daal dëgg-dëgg suñu xoolee sur tous les compartiments de la commune dëgg-dëgg daal vraiment des na bu baax a baax sa te askan bi nga xamante ne ñoo yeewoo Mbao askan bi nga xamante ne ñoo yeewoo Kër Mbaye Fall ak les alentours bëggoon nañ tey jii nii seen gox gën a soqaliku bëggoon nañ ji tey jii seen gox gën a mel ni yeneen gox yi léegi nag man damay laaj mooy est-ce que yow am nga ay projet fii nii parce que ku la dégg di ngay wax ni xam ne am ngeen ay projet parce que gis ngeen li nga xamante ne nii si commune de Mbao war nañ koo def te defuñu ko. Je rappelle la coalition Rewmi Ngor ci commune de Mbao ak toutes ses composantes li nga xam ne ñu ngi koy liggéey yëpp c'est pour présenter une offre politique pour le développement socio-économique de la commune de façon générale ay projet moo tax ñu présenter suñu candidature ay projet moo tax tey ñu jóg taxaw te tey mën nañ ci jël tey benn exemple bu ndaw par exemple ci école yi ak ci centre de santé yi tey gis nañ centre de santé yi plateau médical bi des na gis nañ école yi jumtuwaay yi des na gis nañ école yi ay beaucoup de manquements ak beaucoup de déficit parce que lu ci bëri ñu ngi wàcc sur le terrain ñu ngi gis ñu ngi xam nga rek nekk en contact avec les gens gis nañ aussi marché yi tey xoolal suñu marché yi des fois ça c'est des marchés même inexistants parce que ay mini marché lay nekk des marchés en miniature amul benn prise en charge boo xam ne tey des fois dinañ ko gis ci autorité publique bi alors que ñoom ñu ngi fi di joxe ay juuti di joxe ay taxes mais ba tey des fois dañuy gis ne conditions yi nga xam ne tey marché yi war nañ ko mën a am d'abord ci ay toilettes ci yenn affaire ci organisation yooyu yëpp dafa des donc tey ñun comme je le dis on a un projet pour la commune de Mbao on a un projet te projet boobu noonu ñu ngi ciy liggéey ci suñu programme mais tamit est-ce que projet yooyu ngeen am pour la commune de Mbao yéen a ngi ci waxtaan ak jeunes yi ñu ngi ciy waxtaan ndax comme ñun suñu démarche dañu adopté une démarche participative et collégiale suñu waxee démarche participative ak collégiale du jeunes yi rek parce que jeunes yi donc donte am nañ ci wàll mais du jeunes yi parce que Mbao dafa bëri ay compartiment am na ci ñu ne ci marché bi borom kër yaa ngi fi jigéen ñaa ngi fi xale yaa ngi fi jeunes yaa ngi fi chauffeur yaa ngi fi artisan yaa ngi fi menuisier yaa ngi fi mécanicien yaa ngi fi ñu ngi wàcc di waxtaan ak ñoom ndax ñun dañoo jàpp ne programme nit mënu ko élaborer te
boole woo ci ñi nga xam ne ñoom ñooy acteurs yi ndax mënoo dugg sa bureau bind sa programme génn nga ne loolu ngay proposé loolu je pense que soo ko defee di nga proposé ay programme yoo xam ne dëppoowul ak li nga xam ne moom mooy aspiration ñi nga xam ne tey ñooñu nga koy bindal mais ci loolu noonu chaque jour bés bu yàlla sàkk ñu ngi def ay descente de terrain ñu ngi wàcc di wax ak yow tey bi may wax ak yow rek Jacques de Mbao laa génn pratiquement def nañ fa benn visite de proximité bu am solo dugg ci marché bi waxtaan ak tailleur yi waxtaan ak ñu bëri ci seen i nga xam ne mooy seen i jafe-jafe ak yi ñuy jànkonteel pour mun a inclure loolu noonu ci programme bi nga xam ne dinañ ko présenter ci local 2022 avenir Inch'Allah. Donc je vais laisser la parole à mon grand frère Ismaïla Gueye xam naa rek am na question yi nga xam ne war na la ko mën a poser. bëgg laaj mooy coalition réew mi nga wax yéen da ngeen a ñëw ci réew pour développer da ngeen a ñëw ci dëkk bi pour développer bi ñu gisee yéen ak parti yéen a fi nekkandoo yéen a fi nekk bi ñu xamul nag yéen a ci social bi yéen a ngi dox ci maire moo tax association yi yéen démarche ngeen ci dox. waaw jërëjëf maa ngi lay nuyu bu baax ci question bi di rafetlu loolu di rappeler rek ne coalition Réewum Ngor ñu ngi ci commune de Mbao te ñu ko seqal du tey lañ commencé dox ci commune bi Bamba Tall bi pratiquement fi la soqeekoo ñoom Mor fi lañ soqeekoo bëri na li nga xam ne tey ñu ngi koy def ci commune bi may profiter ci jotaay bi di lancer un appel ci événement bi nga xam ne mooy désherbage cimetière yi ñu ñëw uyu si Bamba ak waa coalition Réewum Ngor yëpp pour que ñu mën a désherber le cimetière le cimetière dans les meilleures conditions donc loolu noonu action sociale la. léegi leneen li am na loo xam ne dafa nekk lu évident lan mooy lu évident politique dox ak wax la suñ ne politique jóg dem ci nit ñi la rencontrer leen xam seen i jafe-jafe inclure ko ci sa programme ak sa démarche léegi nag li nga xam ne mooy ay activités sociales ñun li nga xam ne ñu ngi ko mën yëpp ñu ngi koy def mais nag dañuy rappeler benn affaire nekkuñ ci pouvoir te dafa am loo xam ne dafa am attribut ndax dafa am ku ñu dénk budget Mbao muy budget boo xam ne mu ngi tourner entre 1,7 milliard ak 1,8 milliard léegi nag kooku ñu dénk budget Mbao ak commission yi nga xam ne tey moom la yor ci biir commune am tey moom moo war a nekk en avant-garde ci loolu noonu parce que léegi lan mooy problème mu Sénégal lan mooy problème politique au Sénégal maanaam léegi dafa mel ni dafa am une pression politique mooy politique bi yëpp dafa bëgg a résumer social alors que politique c'est la rencontre des idées. bu ma dégloo say wax dafa mën na ñoom ñu fi nekk daa am loo xam ne dañ ko war a def ci dëkk bi te yéen ngeen gis ko te defuñu ko loolu yéen lu tax yéen ngeen jóg ne da ngeen a war a ñëw kat fekk si leen ci liñ nekk ngeen jël loolu liggéey ko parce que bu ñëwee dëkk bi am na lu bari loo xam ne dañ ko fay war a defaraat am na lu bari loo xam ne dañ ko fay war a taxaw yéen loolu ko gisee ak loolu ci fas yéene doxee. comme ni ma ko waxee xam nga sànq si question bi da nga maa posé ne ñu ngi fi amee ay naataango parti yi ñu ngi def ci wàllu social ñun ci ban taxawaay lañ ci am ma wax la par exemple des actions sociales yoo xam ne ñun ñu ngi koy def ndax coalition Réewum Ngor coalition bu large la te am na ay entités yu bëri am na nit ñu bëri des gens de développement des ressources ak leneen léegi aussi li nga xam ne tey yaa ngi ko wax maanaam jóg seeti nit ñi loolu c'est évident parce que mënuñu bëgg un projet pour la commune de Mbao alors que duñ seeti toutes les composantes de la commune de Mbao suñu waxee les composantes de la commune de Mbao c'est les associations c'est les jeunes c'est les mouvements c'est les femmes ñu ngi def loolu ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy wax guddi ak bëccëg nag guddi ak bëccëg muy taw muy naan léegi leneen li dama la ci tontu ma ne la jamono ji ni nga xam ne perception politique bi nga xam ne dañ ko am au Sénégal ci wàllu social dafa am loo xam ne tey dafa mériter réflexion mooy taxaw seetlu la mooy taxaw seetlu Sénégal léegi liñ gën a bëgg moom mooy gis benn politicien bu taxaw ci ay action sociale alors que dafa am koo xam ne moom lañ dénk suñu budget pendant juróom-ñaari at moom lañ jox leen ngay pendant juróom-ñaari at kooku noonu moom moo war a taxaw pour liggéeyal waa commune de Mbao donc tey bu am une pression sociale boo xam ne dafay exiger par exemple les politiciens ñu nekk ci ay action sociale rek loolu su amee nañ bàyyi xel bu baax ci conséquences yi nga xam ne moom mooy am ëllëg tey suñu jotee mairie bi léegi beneen bi comme li nga wax lan la nga xam ne mooy lan mooy li nga xam ne tey ñun dañ ko jóg pour taxaw ci commune de Mbao damay rappeler depuis janvier ñun ñu ngi dox ci diagnostiquer
def un diagnostic approfondi la mooy diagnostic mooy saytu mooy jàngat ci ni nga xam ne commune bi war na koo doxee ci diagnostic boobu noonu retrouvé wu nañ ci lu bëri damay joxe ñaari exemple dem naa rencontrer le proviseur du lycée de Mbao li ma demee rencontrer ko ma ne ko c'était au mois de mai ma ne ko vraiment man de sama dox yeeg sama wax yëpp c'est pour ñëw laaj la l'évolution de la situation ci école bi ndax lu tax école mooy wala bokk na ci lu gën a am solo ci dëkk ndax ci école la ñuy tabaxee dëkk ci école la ñuy tabaxee ay jeunes ci école la ñuy tabaxee ñi nga xam ay citoyens modèles yi nga xam ne tey ils seront prêts à intégrer le milieu social. bi ma demee gis ko il m'a soulevé beaucoup de problèmes d'abord ci déficitu salle de classe ci déficitu infrastructurel ci côté sécurité école bi ci miir yeeg ci yeneen ak yeneen léegi nag ci loolu biñ ko rencontré mu soulever ñu ay problèmes ci base boobu noonu la ñuy concocter ay solutions léegi solutions yooyu ñuy concocter ñun ñu ngi ciy liggéey ci suñu programme bi nga xam ne tey ñu ngi ko bëgg a proposer le moment de venir. léegi ñu bëgg a dem sëñ Bamba maam mu wax ñu moom ni ñu positionné réewum Ngor parce que gis nañ ci muy dox ci ay jéego yu rëy moom ñu ngi dox ay démarches léegi sëñ Bamba dañoo bëggoon nga présenté ñu rek yow ban position nga nekkee ci réewum Ngor. asalaamaaleykum wa rahmatullah Ismaïla ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di nuyu sa naataangoo bi soxna May di sant bu baax waa Boss TV ci seen taxawaay li nga ñu wax nag dañ ciy kontaan bu baax ndax da nga wax République des Valeurs réewum Ngor donc ñu nekk fii au niveau de la commune de Mbao ñu ànd ak quelques personnes ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti bi di leen présenter ñu am fi sunu yaay muy maire Aïssatou Niang ak équipe bi ci ginnaaw yëpp ñoom Mamour ñoom Mor ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu ànd ak aussi sunu leader muy Mamadou donc man li may wax maa ngi tudd El Hadj Bamba Tall defe naa ne Kër Mbaye Fall fi lañ judd en 93 ba léegi ñu ngi fi donc réewum Ngor lu ñu ci dugal mooy comme son nom l'indique Ngor ndax Ngor dafa am solo boo xool politique yàgg nañu am taxaw seetlu parce que ñemewuñ ci woon dugg waaye dafa am koo xam ne dañ ko gis mu doy ñu muy monsieur Thierno Alassane Sall loxoom set mu nekk koo xam ne ku bëgg Sénégal la bëgg a defar Sénégal taxawal parti ñu gis loolu mu neex ñu moo tax ñu sóobu ci ànd ak moom ci liggéey boobu parce que ñun liggéey daf ñu yàgg a neex liggéey suñu gox ba ñuy xale ba léegi dañuy servir suñu gox muy Mbaaw muy Kër Mbay Fall parce que ci loolu la ñuy dox donc li nga wax noonu dinañ la ci maanaam leeral dara parce que je suis donc le mandataire communal en même temps je suis donc tête de liste donc li nga xam ne proportionnel bi liste proportionnel bi donc Mamadou mi moo nekk ki nga xam ne nag moom la ñuy xeexle ànd ak moom ci liggéey boobu donc loolu moo nekk doguma la gis nañ ne sëñ Bamba jeune nga nekk ngeen fi si dëkk bi juddoo si dëkk bi yaroo ci dëkk bi maam dañoo bëggoon xam yéen la moo leen manqué ci dëkk bi ba tax ngeen jóg ne da ngeen di xeex pour jël maire bi da ngeen di xeex kat pour dëkk bi am na lu mu manqué dañ koo bëgg kat sukkale dëkk bi Kër Mbaye Fall Mbaaw Zac Mbaaw Tool Dias yéen la moo leen metti ci dëkk bi ba ngeen yéen jóg ngeen da ngeen di bëgg kat xëccoo maire jël maire. waaw merci Ismaïla li ñu metti ci dëkk bi bëri na boo waxee li ñu metti ci dëkk bi bëri na benn booy xool commune Mbao bokk na ci communes yi gën a arriéré dellu ginnaaw parce que booy xool ñun 93 ba léegi je pense que même situation yi moom moo fi nekkoon ba léegi moo fi nekkaat comme booy xool ci côté éclairage public dara changé wul boo jëlee tronçon bi jógee Petit Mbao ba Zac de Mbao dafa naa ne lëndëm ci lay dëkk agression yi bari na ci dëkk bi nit ñi nekkuñu ci sécurité parce que même booy fàttaliku ci ginnaaw am na xeex yu fi amoon yoo xam ne pour défendre
suñuy njaboot. teg leen ci maanaam sécurité. moo taxoon yooyu yëpp ñu nekkoon ci. parce que ñun yàgg nañu xeexal dëkk bi jóguñu tey rek. bëgg ne dañu bëgg a ñëw politique pour defar dëkk bi parce que ñun. suñuy waajur comme li nga doon wax sànq dañ ci dox. ci côté social. def naa 93 sama papa mi dox social. ci dëkk bi. jàkke yu bari mu fay yóbbu ndogu ba léegi ñu ngi koy continuer. ak yeneen ak ay taalibe yoo xam ne. dañ leen di jël di leen jëndal ay yére di leen jëndal ay dàll. di leen jox ñuy lekk. donc yooyu yëpp c'est des actes yoo xam ne ñu ngi koy def. yeneen tamit ñu ngi koy def. bokk na ci désherbage bi Mamadou doon souligner sànq. ak ay kuréel yu bari yu ñu àndal di ci liggéey ci lu mel noonu. te République des valeurs bi mu sosoo ba léegi dafa naa ne côté social. li mu ciy dox bari na. donc loolu lañ ci mënoon a tënk. ñoo bëggoon nañu xam tamit maam représentant yi nekk fii seen kii parti bi dañoo bëggoon nga présenté ñu ku ci nekk lam nekk lan la ciy liggéey. waaw jërëjëf. donc loolu dinañ ci sawar a tontu parce que booy xool République des valeurs ñi ci nekk ñëpp fii ci commune bi ñi fi nekk yëpp c'est des hommes de principe des hommes de valeur ñoo xam ne seen loxo dafa set di jël rek témoin donc ñoo xam ne kenn xalaatu leen woon ci wàllu politique mais biir République des valeurs ñëwee biir commune de Mbao ba mu sosoo ba léegi la ñu bàyyi woon lépp lu ñu nekkoon ànd ak ñun dañuy jël ku mel ni Mor Sow mu ngi sama ginnaaw di jël ki nga xam ne mooy sunu yaay ni ma ko cité Aïssatou Niang ñoom Mor Modou Niang yaa Mamour Gueye moom it c'est un banquier yaa Moustapha Ndour donc comptable donc trésor yaa Bassirou Gueye qui est un entrepreneur aussi donc je pense que ak ñoom Abdou Gueye gars yi bari nañ ñoo xam ne ay jeunes lañ des jeunes yoo xam ne ñu am talent ñu maanaam bëgg dëkk bi te mën a apporter lu bari ci dëkk bi te defe naa ne moom jox leen ma moom buñ koy wax rek dafa fekk ne mën nañ ko ndax ñi ñu àndal wax dëgg yàlla ñoo xam ne buñ leen dénkee mairie bi incha allah dinañ gisaat beneen Kër Mbaye Fall beneen xar kanamu Kër Mbaye Fall parce que ñun Kër Mbaye Fall liñ ci doon sonn suñuy njaboot a tax mais bu doon suñu jëmm bopp kon dañuy toog suñu kër mais dañuy xeexal suñu gox parce que fii lañ dëkk ndax liñ fi gis doyuñu ñi yor mënuñu nañ joxe bàyyi ñeneen ñu doxal nan ñu jox mbir mi ñu doxal ko parce que ñun li ñuy def dañ koo xam ñeme nañ ko te fañ jëm wóolu nañ suñu bopp donc du question que ne dañuy toog pour wax mais li ñu gis war koo maanaam defar dafa bëri boo jëlee côté santé dafa doxul dara benn poste de santé lañ fi am doxul amul dara loo xam ne di nga fa dem pour am malade yóbbu ko fa y a plus de structures donc yoo xam ne privé la que donc suñu poste de santé bi sax bon mu ngi noonu ak école yi doy na waar suñu école bii ngay gis muy Kër Mbaye Fall 1 chaque année nawet bi day maanaam jël classe yi boobu mois de novembre des fois ndox mi dafay des donc c'est des problèmes qui sont là donc yooyu yëpp ñun nag ànd nañ ak nit koo xam ne tey je pense bien que ne li mu maanaam génn li mu dox ak li mu jàng maanaam il mérite la commune de Mbao c'est un entrepreneur c'est un ingénieur et un statisticien donc yooyu yëpp ay cislaay yu mu daje la muy xam-xam ci maanaam ci démarche te loolu saa su nekk dañ koy seede fu ñu toog parce que nit tamit boo koy jox mbir da nga ko koy xamal ndax man mën na koo téye ñun xëccoowuñu pour diriger mais dañuy jox la place qu'il faut à l'homme qu'il faut Mamadou dafa yeyoo commune de Mbao tey jii da koo yeyoo moom dafa bokk kenn gënu koo bëgg Mbao kenn gënu koo bëgg commune bi parce que xam nañ lim ciy sonn depuis ba ma koy xam ba léegi luy jëmale dëkk bi rek kanam lay kon jërëjëf. waaw Bamba ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar maa ngi dégg léegi sa biir wax nga ne la place qu'il faut à l'homme qu'il faut en plus nag ci seen République des valeurs bi ànd valeur voilà léegi yow gis nañ ni fii du si ëpp xaalis yi dañ koy luubaal projet yi budget yi ñu siy joxe en général luñ siy def du ko sax yegg loolu noo koy jàmbatee. waaw dañuy rafetlu question bi soxna May ñu ngi lay jaaraat bu baax ndax li nga wax dafa am solo maanaam ñun
dañuy yàgg di gis ci suñuy njiit politique ñu leen di jox ay mbir dénk leen ko te moomuñu ko ñu ciy def lu leen neex te defe naa ne àdduna dafa war a dépasser foofu boo gisee yeneen réew yi raw ñu loolu la ñun suñuy dirigeant dañoo bëgg maanaam li nga xam ne mooy xaalis seen bopp la ñuy xalaat duñ xalaat population te population yi ñoo leen fi teg tey moi je peux pas concevoir donc dans la commune de Mbao qu'on ait un budget de 1,5 milliard wala 1,6 milliard mënuñu gis dara zéro à la base loo xam ne mën nañ ne maanaam ñi fi nekk ñoo ko fi def tey jii booy xool éclairage public dama koy wax saa su ne parce que ñor nañu booy xool ci biir dëkk bi doo ñemee dem doo ñemee dugg ci biir. pourtant am na ñu naan maire baa ngi defar parce que place publique bi moo ko defar. boo demee aussi Mbao seen stade bi dafa ay cantine affaire yooyu noonu. waaw loolu nga wax noonu bi ñuy ñëw bi ma waxee ne gars yi nañu defee fii émission bi ñu bëri ils se sont posé la question pourquoi ngeen fay dem ma ne non mais dañ fa war a dem parce que place publique bi dañ ne public ça appartient à tout le monde c'est pas l'argent du maire. Je rappelle bien moom moomul xaalis bi mu ci def c'est des projets ñun am nañ ay projets yoo xam ne des partenaires tey jii buñ ko jëloon ñu indi fi lu ëpp moom li mu def te lii je pense que yeggagul parce que tronçon bi xoolal li ñu waroon a def ils ont bouffé l'argent xaalis bi dañ ko lekk te yeggali wuñ chantier bi kon donc yooyu c'est des problèmes yoo xam ne maanaam population yi mënuñu comprendre mais ñun avec Mamadou on a des partenaires au niveau donc de la santé am na ñoo xam ne tey bu ñu ko jëloon mairie bi ñoo xam ne ñuy ñëw jàppale suñu ñu tabaxaat li nga xam ne mooy commune de Mbao te dinañ gisaat beneen xar kanamu Mbao je pense bien. incha allah yàlla baax na comme que projet yi ngeen fi wax yëpp yàlla na yàlla def ba ngeen jot mairie bi. parce que su fekkee ma nekk lu gën si yéen. gën si ñëpp. man ma bëggoon xam mooy est-ce que am ngeen ay alliés fii. waaw alliés je dirais que ne bon on est une équipe. déjà parce que ñun République des Valeurs ni ñu ko xamee ci gox gaxaan yi nga xam ne ñoo nekk ci commune de Mbao fu ne am nañ fa ay représentants te am na ñoo xam ne bàyyi nañ seeni parti yi ñu nekkoon ñëw fekk si ñu kon je pense bien que tey jii bu ñuy wax on va dire que nous formons une famille d'abord parce que ñenn ñu bëri on se connaissait bu yàgg am ñoo xam ne mosuñu dugg ci politique parce que ni politique doon doxee ñoom nag ñu ne ak République des Valeurs ils se sentent donc intéressés ils se sentent concernés amal na leen njariñ moo tax ñu ñëw fekk si ñu ci liggéey boobu donc bu ñu waxee allié je dirais que ñun on ouvre toutes les portes pour képp koo xam ne bëgg na ñëw jàpp parce que dina dem benn jamono boo xam ne képp koo xam ne fii ci commune bi Hervé raw na la. yaay topp ci ginnaawam yaay topp ci ginnaawam comme ni mu ko waxee en parlant d'alliés gis nañ ñu bari dernièrement dem nañ rejoindre ki nga xamante ne nii moo di Abdou Karim Sall parce que ñu bari jàpp nañ ni pour commune de Mbao moo fi ëpp doole. yéen est-ce que amul ñi leen jéem a woo di leen jéem a corrompre pour ngeen ànd ak ñoom. waaw soxna May loolu nga wax du fi jóg. parce que Sénégal defe naa ne ñoom depuis 60 ba léegi c'est la politique qui était là basée sur donc la corruption muy nax nit ñi ci ay lan t-shirt ci ay lan ay sandwich ci ay lan ay 2000 francs ci lan ay maanaam yaa ma neex ci ay lan maire yi jox nañ leen ay vax donc yooyu noonu defe naa ne moom du fi jeex parce que yàgg na ci politique bon jéem nañ ñu woo fu ne mais ñun gisuñu suñu bopp parce que nit tamit booy wax da ngay wax dëgg parce que foo gisut sa bopp mënoo faa dem. moo taxoon ñu toog maire yi tamit loolu lañ gëm de ku leen di financer di leen ñoom loolu lañ gëm de. waaw mais maire yi léegi commencé nañu yeewu parce que ñu ci bëri ñu ngi waxtaan ak ñoom mais ñu ci bëri xamal nañ ñu maanaam am na ñoo xam ne ñu ngi fii di def politique mais ñoom gisuñu ci seen bopp te duñ leen ci fekk si donc ñun li ñuy def gëm nañ ko parce que ñun prôné wuñu politique boo xam ne dañ koy. teg ci ay tappale ay fen ay sàcc parce que loolu ñun taxuñoo jóg parce que lu ñu tax a jóg mooy ñëw indi dëgg yeesalaat beneen xar kanamu politique parce que politique ni ko gars yi di tënkee je pense bien que war nañ ko réviser ñun nag la République des Valeurs nous sommes engagés déterminés pour maanaam li nga xam ne mooy li fi nekk doon fi dox ñu fexe koo dindi indi beneen xar kanamu Sénégal bu yeesaat parce que ni ko Mamadou waxee en introduction le président Thierno Alassane Sall moom rek képp ku xool ci démarche politique am
maanaam da nga war a mën a changer képp kuy ànd ak moom tamit lim lay wax mooy li ñuy woote mooy réewum ngor dugaluñ ci leneen lu dul ànd ci ànd nawle ñun suñu ànd nawle la du Mamadou xaalis bu may jox wala xaalis bu may jox Mamadou wala bu ñuy joxante suñu biir ñun li ñuy ànd mooy ànd nawle ànd boo xam ne dañ koo teg ci ay principe ay base yoo xam ne yu leer la ba nga xam ne képp ku fi nekk benn démarche bi la du ñu corrompre du ñu woo nit ki pour mu topp ñu pour am na lu ñu koy neexalee ñun politique wuñu noonu te dinañ xam ci kanam tuuti lan mooy république des valeurs am na ñu ko umpale woon mais ñu ngi koy commencé xam je pense bien. waaw Bamba comme ni ko waxee rek am na ñu ko umpale woon parce que ñu bari tey jii la ñuy door a gis seen parti bi ñu bari tey la ñuy door a xam seen existence parti bi léegi li ma bëggoon xam mooy est-ce que yéen a ngi def ay porte à porte di jéem a mener seen campagne. waaw defe naa politique moom noonu la donc politique waxtaan la diisoo ñëw wax say bëgg-bëgg moo tax depuis bi ñu commencé ba léegi yooyu ñu ngi ciy dox ñu ngi seeti ay nit ñu am valeur ñu ngi dem ci ñi nga xam ne ay sëriñ daara lañ pratiquement ñoo xam ne société bi ñu ci bari reconnaître uñ leen parce que ñoom ci seen jëmm bopp ñoo ñu ko wax am na ay jafe-jafe yu bari yoo xam ne ñu ngi koy dund saa su ne nit ñi taxawuñ leen ci ñu ngi dem ci sunu yaay yi ñu ngi dem ci sunu rakk yi di waxtaan ak ñoom di leen gën a delloo si parce que tey jii defe naa ne république des valeurs nekk na parti boo xam ne ca kaw rek ca kanam lay jëm parce que ci ni ñu koy liggéeyee saa su nekk ci maanaam waxtaan la en collaboration donc des populations à chaque fois loolu la ñuy dox parce que ñun du ñu ñëw rek tëral suñu programme comme Mamadou ni mu koy waxee parce que on a besoin des populations parce que nit ki boo xamul feebaram mënoo koo faj il faut que nga xam feebaram lan mooy moo koy métti nga ñëw jox ko garab yi koy faj mais bu fekkee ne problème mu biir la am nga koy faj ci bopp donc defe naa ne kooku tawat bi day gën a am jafe-jafe moo tax bis bu jot donc de 8 heures à 23 heures des fois dañuy nekk sur le terrain def ay visites de courtoisie di ci liggéey bu baax a baax bu dul man di Mamour di keneen parce que ñun ñëpp defe naa ne équipe lañ te saa su nekk ci loolu la ñuy dox. waaw comme ni ngeen ko déggee rek nee na ñoom ñëpp équipe lañ te l'union fait la force de ce fait que dañuy xàccandoo dóorandoo ah. mais nag yeneen langue yi yeneen politiciens yi nga xamante ne ñu ngi fi Kër Mbaye Fall ñu ngi si mel ni ñoom Pastef ak yi ni mel j'espère que doo leen may dara de. waaw non man moom ku ma xam dëgg. xam na man xeexkat laa bañkat laa. Mamour mii tamit xam naa ko bu baax xeexkat la bañkat la gars yi fi nekk ñëpp ay xeexkat lañ ay bañkat lañ du ñu mës a maye dara parce que ñun li ñu gëm mooy lan suñu dund yëpp dañ koy consacrer pour li nga xam ne mooy suñu dund suñu njaboot maanaam teg ko ci loo xam ne lu leer la donc defe naa ne ñoom ñooy instant bi ñoom ñoo ragal mais ñun duñu ragal duñu dellu ginnaaw incha allah. gis nañ dernièrement manifestation yi fi jotoon a am fii nii ci Sénégal particulièrement à Dakar ak les régions aussi gis nañ saccage yi jeunes yi nekk di def yàq bi xam nga j'espère que yéen tension boobu noonu du am ci yéen entre les politiciens. waaw ñun nag politique bi ñu bëgg a def ñun politique bi ñuy def loolu la ñuy njëkk maanaam tegee de côté parce que ñun duñ dox ci li nga xam ne mooy violence moom je pense que ñun. duñ ko dund parce que nous sommes des intellectuels d'abord parce que am nañ beneen xalaat boo xam ne même bu ñu ay nit doon attaqué tey defe naa ne fi ñu taxaw la ñuy taxaw mais nit du oser attaqué ñu parce que am nañu sunu dayoo boo xam ne tey kenn ñemewul ñëw fekk ñu toog ñu bien sûr puisque da ngeen a woote valeur parce que ñun valeur yooyu déjà moo ngi ci ñun même ku ñu xool xam ne nous avons des valeurs te tey jii maanaam ñun li ñuy digal société sénégalaise bi muy plus particulièrement la jeunesse li ñu leen wax mooy politique nekkul guerre politique nekkul rayante politique nekkul nit ki dara arrangé wu ko mu ñëw jafal safara si ne la demal ray sa bopp donc ñun loolu duñ ko dox te ñun ki ñu àndal aussi defe naa ne valeur yooyu la am moo tax si jàmm ak salaam rek la ñuy dox Sénégal donc je vais laisser la parole à Ismaïla. Mamadou dañoo bëggoon a xam nga woote dafa metti surtout nga am sa parti boo xam ne da nga bëgg rek mbooloo mi ñëw di liggéey ci ñoom yow loo fas yéenee teg ci table pour liggéey nit ñi loo fas yéenee teg ci table pour nit ñi rek gëm la parce que du yow rek de ci langue politique bi
yaag sa adversaire fi nekk de affaire dafa nar a saf sap yow noo nar a ngemboo pour élection yi nga jël ko toog seen kaw. waaw maa ngi lay gërëmaat bu baax. di Ismaël di rafetlu kàddu sama naataango. Bamba Tall. vraiment ma koy gërëm bu baax ci taxawaay bu rafet. ci àndoo dëgg bi te ni nga xam ne il l'a si bien dit ak nu mu représenté fidèlement suñu idéo parti bi ak ànd bi nga xam ne ñun waa République des Valeurs ak waa coalition Réewum Ngor ñu ngi koy àndee fii ci commune Mbao muy ànd boo xam ne àndu nawle la àndu dëggu la àndu jub la ci question boobu nag ma lay wax ne rek man dama ñeme lu métti waaw dama ñeme lu métti yaa ko wax de dama ñeme lu xotteeku te je suis un gagneur waaw je suis un gagneur ci xalaat je suis un gagneur ci action waaw léegi comme ni nga koy waxee jàll nañ fi ay période mooy d'abord la période de la confection des listes tey képp ku xam ni nga xam ne tey confection liste yi demee na ko dëgg-dëgg da ngay xam ne xarañte ak prouesse maanaam taxawaay bu rafet am na si suñu ni nga xam ne tey abordé nañ question boobu effectivement dégg nañ ñu ñu wax ne 3 semaines lañ ci liggéey dégg nañ ñu ñu wax yan condition lañ ko liggéeyee bi nga xam ne da aussi suñu mandataire communal dem na déposé fekk nañ maanaam taf yëngal bi ak pilotage à vue bi ñi nga xam ne ñeneen ñun ñu ngi ko nekkee woon mais ñun loolu fekk ñu si léegi loolu dafay tegtale rek les prémices c'est-à-dire les bases yi nga xam ne ñun dañ koy jeter pour montrer que commune de Mbao bi dañu taxaw pour briguer ko maanaam dañu taxaw pour jël ko te suñ ko jëlee tamit dañu bëgg a soppi xar kanamu Mbao léegi ban stratégie la ñuy def politique stratégie dafa am stratégie classique ak stratégie moderne comme ni ma ko waxee ci njëlbeen samay kàddu politique dox la ak wax et faire de la politique c'est aller à la rencontre des populations pour leur expliquer d'abord ton projet et puis aussi nga wax la yow nga laaj leen ñoom seeni attente te dox boobu noonu ñu ngi koy def à travers suñu diisoo ak ñëpp yi nga xam ne ñu ngi koy am man tey jii rek de pratiquement 4 heures de temps j'étais à la Jacques de Mbao def naa fa presque une proximité de près de 10 à 12 maisons Bamba mu ngi koy def de son côté ñoom Mor ñu ngi koy def de l'autre côté Khadim mu ngi koy def Fodé mu ngi koy def ñu ngi koy def ci commune bi yëpp ñu ngi koy def Grand Mbao ñu ngi koy def Petit Mbao ñu ngi koy def fépp léegi ci ànd ak loolu ñu asseoir aussi benn machine de communication ndax jamono ju ñu nekk ñu ngi ci 21e siècle 21e siècle bi ñu nekk communication dafa nekk lu am solo te ñun dañoo nekk ay formation politique yoo xam ne déjà amuñu xaalis te suñ politique sukkandiku wuñ ci xaalis ñun ci lu ñuy sukkandiku mooy idée ak convaincre les populations mais comme daal ni ma la ko waxee mooy suñu démarche mooy aller à la rencontre des populations parce que ñun suñu cible du les politiciens ñun suñu cible ce sont les populations de la commune de Mbao parce que c'est eux qui élisent ça ñoom ñooy fal nit ñi donc ñun amuñ benn cible bi nga xam ne tey dañ ko am ñeneen suñu yeneen naataango d'abord dañ leen respecté dañ leen wekk et puis dañ leen di xoolu naw leen ndax koy jonganteel wala koo bokkal lang rek da nga koy respecté ñun République des Valeurs la ñuy woote valeurs yi dafa incombé lu bëri donc ñun suñuy naataango dañ leen respecté mais li nga xam ne daal xam nañ ko mooy guddi ak bëccëg ñun dinañ dox sur le terrain au niveau de tous les compartiments de la commune ci quartier yi ci kër yi ci maison yi ba dugal projet République des Valeurs ak Réewum Ngor ci commune de Mbao yëpp pour que ñëpp xam ko ñëpp dégg ko ñëpp gis ko ba au soir du 23 janvier ñu élire ñu au la mai incha allah. waaw loolu moom daanaka koo ko wax da koy gëm loolu koo ko wax dina mën a dalal xelam parce que ci loolu la ñuy nekk ci loolu la ñuy wax mais dëkk bi dafa nekk dëkk bi nga xam ne yéen gis ngeen seen bopp da ngeen a jàpp ne am na lu bari loo xam ne dañ ko war a changer karkaru dëkk bi xar-xaru dëkk bi te jeunes yi tamit soxla nañ seen bopp ci dëkk bi mouvement yu bay ñu ngi si dëkk bi ñu bëri dañoo wax ne dañoo sentir seen bopp si dëkk bi te ci yéen ci lañ ko mën a amee yéen noonu la ñuy doxee si ñoom pour wan leen ne carrément ñun ko dañoo prêt pour defar xar dëkk bi kanamu dëkk bi defaraat ko defaraat carrément li fi manqué woon te ñenn ñi ñu fi nekk ngeen jàpp ne defuñu ko yéen est-ce que yéen yéen a ngi dugg ci mouvement yi comme ni ma ko waxoon sànq yéen a ngi dugg si association yi dama koy baamtuwaat rek xam naa kii woon dugg association yi di wax ak ñoom bu baax a baax parce que fi mu toll nii ñenn ñi ngi xeex ñenn ñi ngi def loolu mais dama jàpp ne yéen xam naa jàpp ne commencé ngeen ko bu yàgg yéen démarche ngeen ci defagul fu mu toll nii actuellement fi mu toll nii yéen démarche ngeen ci defagul. mais je pense que question bi posé nga ko te tontu naa ci. waaw yan démarche la ñuy jël nee naa la ñun waa coalition Réewum Ngor dañu am
suñu rubrique diisoo ak ñëpp. diisoo ak ñëpp boobu. ay descente de terrain. journalière la maanaam bés bu yàlla sàkk. fii ci commune bi lu yàgg ñu ngi koy def dañuy wàcc ci terrain bi. dem dajeeg ay personnes ressources. di waxtaan ak ñoom par rapport ak suñu offre politique. ak suñu offre programmatique par rapport ak ci commune de Mbao. offre boobu nag comme ni ma la ko waxee. Mbao dafa bëri ay compartiment ay jeunes ay femmes ku ci ay jeunes ay femmes ay artisans ay ouvriers ay ñu nekk. ku ci nekk rek compartiment bu ci nekk rek programme bi nga xam ne ñu ngi koy dëxëñ. di ko bind ñun am na li ñu xam ne tey ñu ngi ko prévoir pour apporter ci ay solutions yoo xam c'est des solutions concrètes parce que. ñun innovation politique la ñuy def ñun defuñ ay politique wax dig wala nangam ñun dañ ñëw pour apporter du concret pour les populations de Mbao léegi nag am na loo xam ne dañ koy wax mais am na loolu duñ ko révéler tamit parce que aussi loolu suñu stratégie la te duñ ko révéler c'est-à-dire que mun nañ la jox ay ébauche mun nañ la jox ay sonde yoo xam ne di nga ci mën a sukkandiku mais li nga xam ne dañ koy def profondément ñun tout le temps suñuy équipe ñu ngi ciy waxtaan ñu ngi ciy réunir ñu ngi ciy dox chaque jour ñu ngi ciy wax mais grosso modo daal jàppal ne équipe République des valeurs wala coalition Réewam Ngor au niveau de la commune de Mbao mu ngi déployer chaque jour au niveau de tous les compartiments de la commune pour dem waxtaan ak population yi. waaw loolu moom daanaka leer na maam li ñu bëggoon yëpp daanaka am nañ ko ci yéen ndaxte dañoo bëggoon xam yéen position ngeen doxee te leeral ngeen leen ñu lépp dañuy waaye nag xam naa émission bi day waaye jeex dañuy bëgg seen dernier mot ak loolu leen wax askan wi ak loolu fi bàyyil askan wi waaw loolu lañ bëggoon daal ngeen leeral ngeen dëkkati waaw comme ni nga koy waxee ñu ngi sant yàlla bu baax ndax tàmbali benn mbir mu jeex jàpp nañ ne yàlla la neex di gërëmaat bu baax a baax suñu naataangoo yi nga xam ne ñu ngi toog di ànd ak ñun ci émission bi di ci jiital suñu maman bële bu baax bële suñu tête de liste proportionnel maire Aïssatou Niang di nuyu suñu xarit Mor Sow di nuyu Bamba di nuyu Assane bi nga xam ne dañoo ànd ak moom di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen a ñu dalal di nuyu ñëpp daal grosso modo comme ni ñu koy waxee ku lim doo motal donc ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu aussi waa commune de Mbao yëpp. plus particulièrement waa Kër Mbaye Fall ndax waa Kër Mbaye Fall dañu am taxawaay bu rafet ci coalition Réewum Ngor dañu am taxawaay bu rafet ci li nga xam ne ñu ngi ko dëgmal ci projet bi nga xam ne mooy élection locale yi di nuyu waa commune de Mbao yow grosso modo di leen woo nag ci coalition Réewum Ngor di ci woo mag ñi di ci woo ndaw ñi di ci woo góor ñi di ci woo jigéen ñi di leen wax ne nañ ñëw jàppalanteeg ñun ci li nga xam ne bëgg nañ ko mooy jël mairie de Mbao soppi xar kanam bi ba Mbao waa yëpp gis ci seen bopp ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di gërëm suñu jigéen bi toog di gërëm soxna May di gërëm aussi ki nga xam ne moo ne ci ginnaaw te tax mbir yi taaru di la gërëm yooyu Ismaïla di gërëm aussi la tête de liste monsieur Bamba Tall di sant bu baax di gërëm di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu. waaw ñoo ngi nii toog ak suñu maman ki nga xamante ni moo jiite jigéen ñi ci parti bi ñu jox leen ko rek mu wax ak yéen mu présenté boppam ngeen xam moom mooy kan maman ñu ngi lay nuyu baax la ziar. asalaamaaleykum maa ngi lay fay bu baax di nuyu waa kër gi yëpp di nuyu jiital ci Amadou. Bamba Tall di julli ci yonent bi sangub sang yi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur di sant yàlla bu baax di ñaan lii nag ndam rek insha allah ndam daal la ñuy ñaan yàlla na ko yàlla defal li ngeen wax lépp dégg nañ ko yàlla na yàlla mottali yéene yi àggale Pastef yi daal te Pastefu nag ñun daal jàmm lañ bëgg jàmm la ñu wër liggéey lañ bëgg bu ñu ko yàlla joxee daal alhamdulilah salaam. waaw ñu ngi jàkkaarloo suñu frère ki nga xamante ni moo di Mor Niang ñu bàyyi ko rek mu wax li nga xamante ni Mor Sow ñu bàyyi ko rek jàkkaarloo ak suñu grand frère ki nga xamante ni moo di Mor Sow ñu bàyyi ko rek mu wax li nga xamante ne ni moom la téye ci parti bi ak ban activité lay doxal ci parti bi Mor ñoo leen nuyu baax di la ziar. waaw
ñu ngi leen di nuyu suñu mbokk waa Boss TV. ñu ngi leen di ziar bu baax di am mbégte bu baax. daje bi ñu daje nii def benn émission bu xaw a yam mais am na yeneen yu ñëw yoo xam ne ni moo gën a tàng yi. di souhaiter ñi fi daje ñëpp di nuyu sama tante Ndeye Niang di am mbégte ci moom bu baax ak jigéen ñi mu àndal ñëpp parce que jigéen moom rek moo mën a nekk suñu ginnaaw suñu lépp dox. bala maa wax ak sama leader ñoom laay waxal ba pare. kon ñu ngi leen di tatagal di leen ñaanal ci li ñuy ànd nii yàlla nañu ko yàlla defal ci niñ ko bëggee di nuyu Modou Niang sama frère Khadim ak nga xam ne chaque jour ñooy ànd di dox suñuy dox yëpp di nuyu suñu monsieur le maire wax ji mu fi wax am na solo trop. te lu dëggu ci moom la ak Bamba Tall. man nag sama xalaat dafa nekk ak sama li ma bëgg a wax ci commune bi. parce que ñun fii la ñu xam. fii la ñu bëgg te fii la ñu yaakaar dee fi ëllëg. te ku ñu xam-xam ne suñ lépp fii la kon donc bu ñu nangu tam ñu ñuy dugal ci loo xam ne nii du ñu arrangé mooy lan du ñun. ndax ñun li ñu mën ñu ngi koy def pour dundal suñu bopp dundal suñu famille mais dafa am suñuy njaboot yoo xam ne ëllëg dañuy ñëw te ñoom ñoo war a nekk ci commune bi ñoo war a dund ci dëkk bi kon am na loo xam ne nii faw ñu bañ ko politiciens yi fi nekk nag. ku ne xam na ni ñuy doxee ndax man yaakaar naa ñëpp xam nañ ma ànd naa feek ñi fi nekk ñëpp ku nekk xam naa sa point ni ngay liggéeyee li ñu war a jëlee ci dëkk bi benn muy lan mooy nit ki il faut ma jox ko xaalis pour mu defal ma li ma bëgg. loolu il faut ñu jëm ko fi jëlee. loolu daal dafay dañ si dëkk bi. non dafay dañ te incha allah dafay dañ. parce que man mënu ma nangu nit ki jàng métier am war a dem liggéey. nga ne du liggéey day toog si kër gi bu weer dee nga fay ko xaalis pour moom bu élection jotee mu jàppale la di convaincre nit ñi. te dama ci am xol bu naqari. ak branlon yi nag. waaw non dafa bëri parce que suñu yaay yi dañ leen a nax bañ sonn te il faut nag ñu wan leen yoon bi fan la moo tax ma bëgg ñu jël suñu tàndee ñang dugal ko ci mairie bi. mu nekk fa conseil. xam lan mooy communal. parce que affaire bi tam duñ ne rek ñangeen wala jeunes Kër Mbaye Fall ñun dañoo féete ci affaire yor daara non dañuy jógee foofu la vie dafa changé vie bi dafa changé. Kër Mbaye Fall fi mu toll nii war na ko romb bu yàgg. tëli baa ngi nii am na heure boo xam ne boo fi jaaree dañ lay agressé mbedd yi dafa lëndëm jeunes yi dañuy jàng ba pare duñu liggéey mais loolu pour lan la commune bu toll ne Mbao ICS nekk nii FKS nekk nii société yi fi nekk kenn xam lu mu toll mënuñu créer lu nit ñi liggéeyee mais jeunes yi liggéeyuñu. Imaginez ñu nekk ICS di liggéey. nga liggéey une semaine ñu lay fay 17000 francs. ñaata ngay passe une semaine bi. ñaata ngay lekk. kon léegi da ngay xëy di dama ko ñëw rek pour zéro mais daf fi war a jóg. léegi nag yàlla dimbale nañu. man xëy na xam naa mais sama njàng soriwul mais lu ku mën a yor mairie bi loo fi mën a def rek ak loo fi mën a xalaat rek sama xalaat romb na la bu yàgg. yàlla nag day nangu jaam day nangu yàlla am ku mu jiital. ñun kii la ñu jiital parce que li tax ñu di ko jiital mooy man xam naa ko def na Europe dëkk yu mu def yu bëri xam naa ko ndax am na dëkk yu ma jaar moom jaar na fa te dafa am combat bu muy mënee dama koy gis muy dem France di dem ay yeneen dëkk di toog ak maire yi nga xam ne ñoo fa nekk muy waxtaan ak ñoom ci yan méthode la ñu war a def ba ànd ak ñoom ñu ñëw fii Sénégal liggéey suñu communes yi Kër Mbaye Fall benn hôpital moo fi nekk c'est pas équipé ci nu mu tuddati ci ni ñu ko mën a waxee ci clinique yi la ñuy dem di fay lu seer. te nekku ñëpp ko mën. te ñëpp ko mën clinique boo demee bala ngaa wax 5000 francs ngay fay. man mënumaa fay 5000 francs. yaa ngi dégg am na ñoo xam ne mënuñu sax 2000 francs kon il faut ñu def ay hôpital yu doy. il faut ñu def ay hôpital yu doy ne nit ñi déglu morceau bi wax ak ñoom xam ne doomu dëkk bi mooy wax ak ñoom. il faut ñu teg fi ñu soriñee ñu bàyyi cri de cœur. non leader yi fi nekk nii duñ ay politiciens. ñii dañuy ñëw pour troquer ñu mooy dañuy use jël suñu àdduna dundee ko ñun ñu toog di leen seetaan loolu la ñu war a bàyyi mu jeex nañu dellu ginnaaw xam nga dellu fi suñuy maam yi nekkoon mooy ñu dundee ngor ak diine il faut ñu taxawal ngor mën a defar dëkk bi. mais en parlant des emplois gis nañ ni ki nga xamante ne mooy Abdou Karim Sall nee nañ ni joxe nañ ay emploi xanaa emploi yooyu dafa egsiwul si yéen wala. waaw léegi employé ma wax la yéen employé la. mooy ñi nga xam ne nii dañ leen a bëgg a nax dañ leen a piqûre dose ñi ngi fii ci àll bi jëmbat garab du liggéey procédure la
gis nga mën nga jëmbat ci benn jour mën nga jëmbat 1 million de garab ñi fay xëy dafa toog noonu liggéeyuñu bu ñu use mënuñ tun ñoo use parce que nit ñi yeewu nañ ba pare xam nga lan mooy wax bi nañu defar ay usine nañu aménager dëkk bi nit ñi liggéey loolu mooy dëgg nit boo bëggee xaalis da ngay liggéey mais mënoo toog président ne la dama soxla da nga war a dugg ci emploi des jeunes nga jenu xale yëpp yóbbu leen ci àll bi di leen toogloo ci garab yi luñ fay def yow mas nga fa dugg ah man ñëw nañ ci man leen sama famille kenn dugg ci àll bi naan da ngay jëmbat ay garab parce que da ngeen di fontoo nit ñi moomu leen ñu dëkk bi ñun ñoo ko moom ñun ñi fi juddoo yaroo fi yor fi suñu njaboot ñun ñoo moom dëkk bi kenn duñu imposer lu dul dem te loolu nag il faut ñu jëlee ko fi mooy élection yi di ñëw commune yii la 23 na ñëpp voté ci lii na ñëpp voté ci lii ñu am suñu ngor sàmm suñu bopp sàmm suñu diine dëkk bi jëm karam bu ñu kenn nax waaw wasalaam. merci beaucoup ki nga xamante ni moo di Mor Sow léegi nag dañuy jël kàddu gi jox ko ki nga xamante ne nii moo di Khadim Diouf Khadim ñu ngi leen nuyu baax a baax di la ziar. waaw Maimouna ñu ngi lay fay. di la bàyyi rek nga présenté nga xool nga wax tamit yan poste nga occupé ci parti bi ak la mooy sa xalaat ci li ñuy wax fii yëpp. bon asalaamaaleykum maa ngi nuyu sama waa gox particulièrement waa Kër Mbaye Fall di la nuyu Maimouna waa Boss TV bon di rafetlu question bi nga ma laaj noonu ci wàll politique. Parce que c'est la première fois bu ñu xamee Khadim Diouf ñu gën ma xam ci Ahmadou Bamba Diouf c'est la première fois que may doog a dugg nii ci politique parce que daa am lu ma motiver muy la République des valeurs aussi man dama bëgg ku am valeur te aussi ki nga xam ne bi ma xoolee livre muy Thierno Alassane Sall bon gis naa ne bon c'est un homme de valeur aussi ba tax na loolu moo ma gën a motiver ma dugg ci politique bi c'est la première fois ma ñëw dugg ci aussi tamit comme ni ko sama naataango yi waxee particulièrement comme Mor Sow mi yàgg nañ Kër Mbaye Fall waaw mouvement bu ne gis naa ko mu ciy nekk waaw kon moom bu taxawee ba xam ne yooyu doxul lim comme ni mu ko ci waxee rek te aussi ñoom mën nañ leen xam ci Kër Mbaye Fall ne ñoom ay imam lañ ay sëriñ daara lañ mais loolu yëpp da koo teg pour bëgg a defar dëkk bi te loolu dafa nekk loo xam ne dafa am solo kon loolu yëpp dafa nekk loo xam ne lu may motiver man fu ma nekkoon ma jóge fa pour taxaw liggéey waaw loolu bokk na ci li nga xam ne moo ma gën a dugal ci politique bi particulièrement maa ngi nuyu ñoom Bamba Tall ak Mamadou Ba aussi suñu responsable di nuyu suñu tante Ndeye Niang ak ñëpp daal su ma limee damay juum waaw comme niñ ko waxee rek bon rafetlu nañ lépp li nga xam ne émission bi ak kàddu yi ñu fi wax am na valeur xool nañ ko bu baax te aussi si loolu lañ nekk comme ni ko Mor Sow waxee rek dañu war a am benn changement il est temps que mu ñu changer waaw bon loolu laa amoon lu ma lay tontu si Maimouna si sa question bi mais loolu moo ma gën a motiver man ma ñëw dugg si liggéeyal réewu Ngor. léegi nag comme que Khadim Diouf wax na ba pare dañuy jox ki nga xamante ni moo di Mamadou Niang Mamadou Niang moo ngi nii nañ ko jox rek xool lu muy wax moom itam bu présenté wu. waaw présenté wu ba pare. kon mbokk yi ñuy wax salaamaaleykum wa rahmatulah comme menace ñu ngi wax ñu ngi leen nuyu rek di nuyu Boss TV te di leen ziar tamit di leen baal wax bu baax tamit di leen ak sonal bi nga xam moom leen sonal jégalu baax suñu yaay yi fi toog yëpp suñu mag yeeg ñëpp rek Mor li mu wax ak maam Khady li ñu wax daanaka loolu doy na ñun nag amuñ lu dul Kër Mbaye Fall dëgg la nag commune bi yaatu na te tamit kii na mais ñun amuñ lu dul diine ji politique nag buñ si duggee politique dafa yaatu ginnaaw tey tamit lim ëmb dafa bëri li mën a jur dafa bëri parce que boo ne politique rek ñu bëri am fuñ lay séentoo ndax politique Sénégal moo yàqu léegi dafa salte léegi ni ko gars yi defee mais diine ji sax yàlla du ko politique ba yegg si fi ak ba yegg si fi mu yegg si ak moom dafa teg yéen bi jiital ko mu nekk ministre am yéen bi ànd ak moom muy naxante ak jaamu yàlla yi fexe ba dugal leen si fexe ba dugal leen si diine ji comme ni lépp politique la mais boo ne politique fi mu toll nii ku la gis suba bu mën a xëy suba gis télé bi ñu ne moo dugg si politique bi am na fenn fu lay séentoo fu dul liñ la xamee woon
mais loolu lépp dafa am loo xam ne vision la rek nit ki moo koy bëgg ba am na ñoo xam boo ko bëggee ne faaw nga bàyyi dara def dara loolu rek moo fi nekk ñun amul lu diine yi tey tamit gars yi wax nañ lépp wax nañ ko mais ñi gën a yitteel ñi gën a soxal gars yi ñu ngi négligé diine ñun moo ñu gën a yitteel te yaakaar naa ne fii ku mel ne Thierno Alassane Sall ñu tudd daara la am na ñoo xamante ne xam nañ ko si moom bu dul dara si lii nii parce que xam nañ fi mu bokk am na ñoo xamante si dañuy daje si yenn tànk dañuy daje si yenn diine yi te famille mbokk tamit xam nañ ko ñun loolu moo ñu gën a intéressé moo ñu gën ñëw te li mu fi def tamit wax ko fi si bu yàggul dara jëf ko fi gis nañ ko kon loolu tamit moo ñu gën a posé tamit ñu am possibilité pour mën a jàpp si li nga xamante moom la bëgg si gox bi di jaajëfal Bamba mi nga xamante ni moo ñu imposé ba dugal ñu si biir tamit di ko jaajëf bu baax ndax moom tamit suñu mbokk la suñu xam nañ fi mu taxaw xam nañ li mu gëm parce que bu yàggul am na ñu fi ànd loo xamante ni pour defar dëkk bi xaar ñu si maire parce que bu doon maire la avant ñuy song loolu noonu yàgg nañoo dem si képp kuy kilifa dëkk bi dem nañ si moom toog ak moom waxtaan ak moom si li fi jaaroo muy jaam yàmbaay fi gone doon def loolu avant ñuy def jaar nañ si waxtaan ak ñoom ku nekk waxtaan nañ ak moom mais gisu benn réaction mais ñu xëy rek jug dem song loolu ñi nga xamante ni ñoo gëm seen bopp nag te dëggu tam te dëkk bi ñor leen ñëpp fekk nañ si keroog ñun toog nañ plus de 20 jours wala mat na parce que 30 jours yoo xamante ne dëkk bi ñi ko gëm dañoo bàyyi seen liggéey biñ paree ñu dem seet ku nekk li nga xamante ne jàppoon nga liggéey contrat jàmm nga nekkoon ñu bind la këyit chef de village defar këyit jàpp si kooku bu ñu doon xaar mais dina sotti tey na mo tey loolu jeexu fii nii te am na yoo xamante ne boo doon dox dëkk bi fii nii boo def ndànk timis da nga doon jékki-jékki dégg ay yuuxu mais yooyu yëpp nag te yaakaar naa ña sa nekkoon ngeen waag yëpp ñu ngi waat fii nii kon loolu doy na sant yàlla dañ gën a jàppale nitu daara yi jàppale imaam yi parce que imaam yi tamit sonn na ñoo fi yéent bi tey ñoo fi yéent bi kon lu ñu am tamit imaam yi moo ko waral ndax ku fi tudd tey imaam ngay woo ku fi am dëj imaam ngay woo ku fi am leneen luy jëm si waa diine imaam ngay woo ko saa fi jàngale tamit nañ leen jëmee jàppale seen daara yi ñu jàppale leen seen daara yi ñu am daara bu fekkee ne parce que ñun suñu doom yi ñu jël tey di leen yóbbu si daara yi bu ñu amoon fii daara ju baax mën leen di ba yóbbu parce que ñun ba ñu fa yóbbu tey di démb la amoon démb ak tey parce que jamono bi léegi moo yàqu ku sayoon sa doom du la sori mais alxuraan moo jiitu lépp luñ sóoraa li ñu def nag dañ sóoraa te ñun dañuy bàyyi xel diina ji bu baax a baax ak daara yi nga xam ne ñoo nekk si réew mi nañ leen jéem a jàppal dëkk bi nañ leen jéem a jàppal incha allah rabbi ñu bàyyi xel bu baax a baax man si côté boobu rek laay waxee maa ngi jégalu bu baax a baax si kàddu yi macha allah. merci beaucoup Modou kontaan nañ bu baax a baax a baax. waaw Mamour Gueye la ñuy jox kàddu gi rek Mamour ñu bàyyi ko mu sànni si quelques mots rek Mamour ñoo lay nuyu bu baax a baax di la ziar. waa salaamaaleykum maa ngi nuyu assistance bi. di rafetlu lii. je pense que comme ils l'ont bien défini. Modou Niang ak ñi fi wax ñëpp. damay rappeler rek ne la politique est complexe et vaste ñoom li ñu fi définir yëpp ci politique la bokk. mais je rappelle que réewum Ngor dafa indi beneen façon politique. te doo xoolee ñi fi teew ñëpp da ngay gis ne amuñu identité politique. maanaam amuñu benn coloration politique mosuñu imprégné wu ci benn parti. man mii ci laa bokk. je pense que kon bu ñu leen jëlee indi leen fii c'est pour changer les choses. te réew dooy changer da ngay changer le système dans sa globalité. je pense que réewum Ngor loolu la indi tey. sànq dégg naa leen ngeen di interpeller ne bon li fi maire bi def moo def place publique bi moo def leneen ak leneen. c'est-à-dire on va pas faire une politique agressive. wala une politique de reproche maanaam nekk di ŋàññi li fi keneen def. baax na mais ñun dañuy ñëw ñu dolli c'est-à-dire nan la ñuy dollee mooy dañuy ñëw xool li nga xam ne fa la mairie bi yem. ak dooleem ñu ñëw apporter des choses nouvelles indi yeneen affaires yoo xam ne ni jeunes yi dañ si gis seen bopp. mag ñi dañ si gis seen bopp xale yi gis si seen bopp. je pense que la République des valeurs tey loolu la présenté wu loolu la ñëw pour indi ici à Mbao à la commune de Mbao te doo xoolee liste bi yëpp. di nga si gis des têtes yoo xam ne ni ce sont des gens vraiment valeureux. comme ni ñu koy waxee la République des valeurs. nekkuñu ñoo xam ne nii mës nañ nekk dans le champ politique di indi yeneen affaire ñun dañ ñëw indi des choses nouvelles ñëw pour changer le système et je pense que au soir du 23 janvier incha allah dinañ gis ne réewum Ngor dafa ñëw pour taxaw te commune de Mbao. incha allah le 23 janvier le 23 incha allah ñu ngi ñaan yàlla ñëpp voté leen. mais lan ngay wax jeunes yi pour comme ça rek ñu am si yéen confiance xam ne yéen ñëwoo leen pour foo xam ne yéen ñëwoo leen pour caaxaan da ngeen a ñëw rek. pour liggéey pour commune de Mbao. voilà confiance boobu nekkul jeunes yi ñoom ñoo ñu koy jox. tout d'abord dama lay rappeler ne confiance boobu ñun ñooy dem wuti ko si jeunes yi. à travers nos projets à travers nos idées loolu la ñuy dem pour convaincre jeunes yi ñu. defar mettre ñu la confiance c'est-à-dire déjà loolu ñu ngi koy commencer am. sëñ Bamba wax na ko sànq Mamadou wax na ko sànq tey doo duggee
partout à Kër Mbaye Fall. xam nañ tey nañ ñoo nekk si république des valeurs. c'est-à-dire confiance boobu commencé na établir te duñu yem si foofu dinañ dem partout coin yi gën a ruq yëpp dinañ ko wër pour établir ñun suñu projet lan la ak na lañ fas yéene te commune de Mbao. et je rappelle que beneen politique bu bees lañ fas yéene indi bu bokkul ak bi nga xam ne moom lañ fi doon gis. parce que doo consulter liste bi yëpp di nga gis ne vraiment c'est des nouvelles têtes. ñi nga xam ne ni yàggoo mosoo leen gis si politique amuñu benn coloration politique amuñu benn identité politique ñooñu ngay commencé gis si réewum góor la république des valeurs loolu rek day daal xel da lay wan ne ñi fi nekkoon doon wax leneen bokkul ak ñi nekk si république des valeurs. donc confiance boobu ñoo koy dem wuti si population bi pour établir ko. waaw Mamadou Mamour Gueye ñu ngi lay nuyu bu baax ñu ngi lay fay bu baax a baax parce que kontaan nañ ci yow kontaan nañ ci kàddu yi aussi. merci. waaw mbokk yi ak xarit yi comme ni leen ko waxee woon sànq rek yéen ñu doon ànd ak ñun ci Boss TV Sénégal ci seen émission ànd doxantu di leen jox rek dig daje ba beneen yoon incha allah.